Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Iwai werdi alam nelen werle. Iwai werdi alam tiwai werle. Changai tale payeku. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Suma tante ji nekk kaw ga tante ji nekk kaw ga tétanos daaneel ko daa gaañu woon nak ileer jël suuf taf ca góom ga. bokk yëg xar yi donc ñu ngi fii tey ci Gandé nag nekk benn gox boo xam ne digganteem ak Thiamène Kajoor daanaka toll ci fukki kilomètre ak lu teg la ñu ngi fii tey nag li ko waral rek mooy association bi nga xam ne moom moo ëmb ay doomu sénégalais yu basé ci Espagne di yëngu ci wàllu solidarité donc nekk ci région de Louga ñun ñoo fi nag am fi liggéey bu mucc ay bu doon def ci commune bu Gandé doon réhabilité nag li nga xam ne rek mooy ay services yi nekk ci poste de santé bi ñu ngi jàkkaarloo ak infirmier chef de poste bi nga xam ne nag moom moo jiite district sa poste de santé bi muy Abdou Fall. Abdou ñu ngi lay nuyu bu baax di la wax rek nga dalal ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan reportage bi rek tey fii ñu nekk ci sa poste de santé bi. Merci beaucoup, ñu ngi leen di fay ñu ngi leen di fay ñu ngi leen di teg kii bu baax aussi ñu ngi leen di sant di leen gërëm si kii bi waaw fii ci poste de santé bu Gandé bon bi ñu amee l'appui de l'ONG de l'association Comunidad de l'association des immigrés de Louga yi am na réhabilitation yu ñu defal ci biir poste de santé bi on peut commencer par réhabilitation du garage pour suñu ambulance. bu ñu avancé fii mooy garage bi ambulance bi dafa génn nag waaw ne fii mooy abrité garage yu poste de santé bi voilà waaw ambulance bi fii lay nekk fii la ambulance bi di nekk parce que ambulance bi amul woon garage aussi nekkoon na suñu jafe-jafe bon ñu ngi jàll si aussi fii ci côté maternité bi fii aussi ñu ngi taxaw fii nga xamante ni espace bi dañ ko fi def pour jigéenu wérul yi nga xamante ni dañuy mucc si bu ñu ñëwee fii la ñuy toog ak ñu ñu àndal di xaar seen ki nga xamante ni moom la ñu indi pour mu mucc ci hôpital bi dañoo choisir nag fi nga xamante ni moo gën a dogu ci dispensaire bi pour ñu def ko fi pour mu xaw a am tuuti sutura moo tax ñu def hall bi fii defal ko ay banc yooyu yëpp pour que sage-femme bi mën a denc fii ñi nga xamante ni ñoom ñoo xaar kii ànd ak kii mucc parce que daf fii xawoon na tumranke dañ daan taxawaalu un peu partout amuñu woon fu ñu toog buñ fi amee malade ñoom ñëpp fu nekk la ñuy taxawaalu ci biir poste bi mais loolu taxoon ñu xalaat lii defaral leen ko daal. fii yëpp dafa nekkoon béréb boo xamante ni kenn mënu ko woon xool kenn mënu fi woon toog buntu maternité baa ngi nii salle d'accouchement bi fii mooy buntu bi fii yëpp dafa yàqu woon carrément mais grâce au projet ñoom defaratal lañu fii dër ko peron ko defaral ñu fi ay douche yi ñu fi def sax dafa am bu ñu réservé spécialement pour la partie jigéen ji nga xamante ni moo wasin ba pare war a sangu war a defaroog yooyu defaraat yeneen douche tamit pour yeneen population beneen bi nga xamante ni ñu ngi fréquenté poste de santé bi boo xoolee espace bi yëpp dañ ko réaménagé melul woon nii ku gisoon démb fii aussi di nga xam ni fii melul woon nii daal dafa yàqu woon carrément daal vraiment moo tax ñu jël ko nii ba nit mun fi toog nit mun fi mën a toog te toogin bu xaw a mucc ayib daal voilà. waaw bu ñu xoolee nii ñuy dem nii yëpp fii yëpp lu ñu espace bu ñu defaraat la dëgaat ko voilà parce que fii yëpp suuf la woon ak ay poto yu fi nekkoon mais lépp dégagé nañ ko defar nañ ko douche yi boo xoolee une à une defaraat nañ douche yi. réhabilité nañ defaat nañ fi tamit ay douche yu bees yokk douche yi fi nekkoon pour que ñu mun a am ay douche séparées yu jigéen ñi ak yu góor ñi ak yoo xamante ne tamit pour personnel bi la
mun nañu avancer dem côté bële pour xool beneen kii bi yeneen réalisation bi. jëm nii boo xoolee fii benn salle mu ndaw moo fi nekkoon boo xamante ni mënuloon a abriter accueil bi poste bi yëpp soxla woon dafa tuuti woon bokkoon na ci li nga xamante ni moo gënoon principal ci liggéey bi. ñu demandé woon ko ñu tojaat mbaar bi fi nekkoon dañ ko éliminer carrément defar fi beneen mbaar bu yaatu bu mun a accueillir parce que bi ñuy xaar yëpp daal population bi nga xamante ni moom la ñuy xaar yëpp daal boo xoolee ni ñu ko disposé nii déjà melul woon nii ku xamoon démb bi fii di nga xam ni y a un grand changement daal changé nañ ko bu baax changé nañ kii bi bu baax yaatu na mun na accueillir lépp liñ soxla ci ay clients yu fi war a ñëw daal voilà. boo ko xoolee aussi yaatu na am na kar lii lañ soxla woon parce que dañ daan toog ci naaj bi fii malade yi di toog ci naaj yi avant ñuy ñëw da ngay gis ni seen température yi sax day changé avant ñuy agsi ci biir bureau de consultation mais maintenant avec mbaar bi nii je crois que dinañ mën a toog yu yaatu mën a xaar te duñu tayal daal ba ñu mën leen a jël ñoom ñëpp daal voilà grosso modo daal lii moo nekkoon li nga xamante ni moom moo nekkoon li gën a rëy ci projet bi. voilà en passant par toilette yi ñëw ci grande salle bu mag bi dugg ci réhabilitation carrément parce que on a réhabilité mur yu melul woon nii peinture amul woon dafa xaroon dafa amoon ay fissures bancs yi amu fi woon pratiquement yooyu yëpp nag projet bi moom moo ko réhabilité mun nañu wax à 100% parce que bunt yi xar-xaru mur yi defaraat nañ lépp peinture nañ ko carreleel nañ ñu suñu la grande salle là. comme la grande salle de la maternité aussi voilà mun nañ dugg ci salle yi xool benn par benn fii salle de consultation générale bi la moom tamit xawoon naa amoon ay kii ak yooyu mais beesalaat nañ ko parce que peinture nañ ko fissures yi defar nañ ko ak yooyu daal grâce au projet ñoom yooyu yëpp ñoom ñoo fi jaaraat ba kii ko peinture ko ba mu mucc ayib comme nii daal voilà mun nañ jàll ci yeneen salle yi tamit. ne fii tamit ci saalu observation yi la bokk nga xamante ni dafa ay salle la fi woon yoo xamante dañ ko defaraat ba mu gën a yànji nekkoon na fi mais melul woon nii réhabilitation bi moo ko laalaale ñu peinture ko mur lézardé yeeg lépp ñu defar ko léegi yaakaar naa ni ñi fi ñëw di fi tëdd dinañ xam ni biñ fi tëddee démb ak biñ fi tëddee tey wute na daal changement bi mi ngi commencé feeñ bu baax voilà. saalu surveillance la tamit fii la ñuy surveiller yenn patients yi nga xamante ne dañoo xaw a sonn te soxla surveillance ñu leen di defal ay perfusion ak yooyu pratiquement gis nga melul woon nii saal yi melul woon nii parce que fu fissure amoon ay mairie lézardé lënd yi am fi ak yooyu yëpp nettoyé nañ ko ba mu rafet ñu defaraat ko en ciment peinture ko ba mu mucc ayib nii ba nit ñi mun fi toog nii tey di noyyi air bu neex ak cet gi daal vraiment loolu tamit bokk na ci li nga xamante ni waaw am na solo daal solo ci liggéey bi te dañ ko réservé woon pour yenn consultation yu ndaw yi ak pour def suñu rapport hebdomadaire yi ak rapport logistique yi nga xamante ni dañ ko def hebdomadairement wala mensuellement kii daal dañ ko réservé woon pour ce qui est la partie administrative du poste fi la ñuy dugale suñu rapport fi la ñuy kii ak yooyu c'est une salle tamit qui a été réhabilitée par le poste par l'association bi tamit gis nañ jaar-jaaram fii parce que yëpp tam ay salle yoo xam ne dañ ko xawoon a tëj xaw ko fàtte parce que ni mu meloon moo tax neexul woon a liggéeyee mais actuellement gis nga commencé nañ fi installer suñu matériel informatique ak yooyu bien que lépp matul mais am nañ ñu fi commencé installé ba di fi commencé saisir suñuy rapport ak yu demee noonu daal laalaa leen côté administratif du poste de santé daal. formation yi la saalu PV bi ñu nekkee xale yi ak yooyu moo nekk nii aussi bon melul woon nii moom tamit réhabilité nañ ko kii nañ ko kii vraiment changé na complètement décor bi a beaucoup changé waaw te c'est ça qu'on cherchait daal parce que décor bi xawoon naa ñaaw ci liggéey bi ak yooyu yëpp. parce que dañ doon liggéey ci ay situation yoo xamante ni mbir yi dañoo taché woon tax yi xar ak yooyu yëpp daal mais gis nañ ni bon ak le passage de l'association appui bi vraiment changé na xar kanamu saal yi fi nekkoon yëpp daal. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Jigéen ñi wérul
toppatoo war na ca jigéen yu wérul toppatoo war na ca doom ju juddoo toppatoo war na ca doom ju juddoo toppatoo war na ca dañu leen war a vacciner aar leen ci jàngoro yi dañu leen war a vacciner aar leen ci jàngoro yi dañu leen war a vacciner aar leen ci jàngoro yi dañu leen war a vacciner aar. waaw parce que allée bi yëpp dañ ko defaraat tamit parce que fii yëpp suuf la woon mais dañ ko te neexul woon a toogee aussi moo tax dañ ko damewaat nii ak béton ak du kii ba nga xamante ni dëgër na ba nit ñi léegi mën fi toog ak yooyu mën fi jaar mu xaw a mucc ay parce que yu bëri dafi doon tasaaroo di salte du neex a defar et biñ ko damee nii vraiment léegi maintenant ça répond aux normes daal vraiment tout cela tam jaaru kii bi moo ko def nii daal voilà léegi mën nañ progresser dem ci salle dañu réhabilité observation ñu jéem a dugg fii tamit parce que fii suñu salle observation pour la maternité la gis nga moom tamit yaatu woon na mucc na ayib waaye dafa yàqu woon dafa laajoon retoucher waat repeindre waat recadrer waat ak yooyu le projet tam bi mu ñëwee daf ko songaale encore bi mu ko songee ci lañ ko peintiraat li fi nekkoon ci ay toj-toj ak yooyu yëpp ñu defaat ko gis nga bu ñu ko defaree rek lay neex utiliser parce que biñ ko defarulee aussi neexul woon utiliser mais actuellement ni je crois que neex na utiliser koo fi dugal dina sentir ni voilà mi ngi ci milieu boo xamante ni milieu bu accueillant la bu mën a kii mu mën a recevoir nit daal voilà su ko projet bi rétablir woon tamit bon ñun tam dañ koy bàyyi muy lézardé wu rek di gën a kii parce que amuñu woon doole buñ ko réhabilité la mairie tamit avait atteint ses limites. Seules les ONG wala les associations du genre bi ñoo fi mën a ñëw pour jàppale ñu pour ñu amaat réhabilitation bu mel nii vraiment rafet na kontaan nañ ci population bi tamit ku fi dugg rek yaa ngi tàccu yaa ngi wax lu nekk daal vraiment ñun on est vraiment comblé ba luñ ci mën a wax lu bëri daal lu ñu waxul rek dañ ko fàtte mais vraiment on a été vraiment satisfait te xam naa ni ñun en tant que personnel technique ñun suñu satisfaction ñu ngi ci ginnaaw satisfaction wu population bi nga xamante ni ñoom tam bu ñu ñëwee ñun ñooy gën a sentir aise bi ñu leen yéene te ñu ngi koy commencer sentir daal vraiment locaux yi boo fi duggee léegi impeccable ce qui nous manque bon c'est de petites retouches ak du matériel pour ñu gën a rééquiper le poste mais concernant les bâtis ak yooyu bâti bi moom vraiment projet bi jaar na fi lépp lu doon toj lépp lu doon yokk lépp lu doon yaatal ak lépp lu doon rafetal peinture ak yooyu yëpp defaat nañ ko ba mu mucc ayib daal moo tax ñu mën a yaakaar ni fi mu toll nii nit ñi dina xaw a indiwaat sax suñu fréquentation ñi doon xaw a daw poste bi ci tilimaay màggetaay parce que poste bu demee ba def 40 ans wala plus màgget kenn defaru ko kenn réhabilité wu ko vraiment soxla woon na lii daal projet bi ñëw na à son heure te defal nañu li nga xamante ni ñun tamit loolu lañ doon xaar ci moom bi ñu ko demandé vraiment on ne fait que remercier le projet remercier l'association damay xaw a terme kii bi dama koy dul xaw a jàpp bu baax solidarité de Saragossa ak l'association des immigrés de Louga mënuñu parete ci inauguration bi ñu def nii ak réception bi ñu def te tamit tudd ñu monsieur Papis Ndiaye nga xamante ni il a été au début et à la fin de tout sonn ci trop pour ñu mën a gagner ce projet là ci seen biir association di saluer aussi engagement bu dégg bëccëg du début à la fin du projet du chantier mu koy topp di laaj ay avis point de vue changement defaraat yëpp vraiment di saluer coonoom sonnam engagement am di ko rafetlu bu baax di ko sant di ko gërëm au nom du poste de santé au nom de la population ñi ko xam ak ñi ko xamul ñëpp ñu xam ni waa association bi xam ni c'est un membre boo xamante ni il est très actif et il a beaucoup montré son engagement à soutenir le secteur de la santé
dans la localité. Voilà, à travers ñun ñëpp daal vraiment gis nañ ni vraiment def nañ fu ñu war a def daal parce que ñëw nañ fekk foo xamante ni ndimbal yelloo na fa ñu ñëw joxewuñu xaalis joxewuñu dara mais ñëw nañ defar li nga xamante ni mooy defar santé dëkk bi te vraiment cadre bi xar kanamu poste bi changé na complètement intérieur poste bi changé na complètement endroit yi ñuy dugal nit ñi tamit changé na complètement te loolu rek lañ doon xaar ñun en tant que personnel de santé ñu liggéeyi foo xamante ni fu mucc ayib la dinañ sentir ni ñu ngi liggéey dans de bonnes conditions ñi ngi fi accueillir aussi dinañ sentir ni ñoom ñu ngi yëg bu baax ni teg nañ leen ci ay conditions yu humaines yu normal te comme ñu ngi ci slogan yooyu ñu ngi daw fépp lépp des soins humanisés accouchement humanisé tout doit être humanisé. Le projet nous a appuyé vraiment à rendre les parturientes des accouchements humanisés, des hospitalisations humanisées dans des cadres très accueillants. léegi ku fi ñëw di accoucher di nga ànd ak ki nga war a àndal mu taxaw la ni mu la war a taxawoo te du la seexlu pour ñu wax humanisation bi partie kii nga xamante ni ñiy wasin bu ñu leen defalee salle boo xamante ni ñi ñu àndal seen salle d'accueil la ñu toog fa di leen xaar di nemmeeku sa malade ci lal d'accouchement bi ak yooyu vraiment gis nañ ni humanisation am na daal vraiment te loolu yëpp c'est grâce au projet daal ñu leen di sant di leen gërëm. Pues os presento un poquito del trabajo que hemos hecho aquí, como lo habéis visto en el video, que hemos hecho 3 nuevos baños y hemos renovado 2. Hemos renovado todo el centro de salud, también lo habéis visto como lo habéis visto. Hemos hecho 2 salas de espera. Uno es para los enfermos, otro es para las mujeres que están dando luces. Y habéis visto, hemos pintado todo también, todo el centro de salud. Hablo por el nombre de la Asociación de la Solidaridad Senegalesa de la Comunidad de Louga. Pues la asociación se fundó en el 2007 por el único objetivo. El objetivo era para desarrollar de la región. Y también siempre estamos buscando colaboradores. Por eso tenemos que agradecer el Ayuntamiento de Zaragoza, que lleva años colaborando y confiando con nosotros. Gracias a esa colaboración nos podemos realizar este proyecto tan necesitados y tan necesitados para esta comunidad de Gandé. Os deseamos nuestro apoyo, os deseamos también os deseamos todo lo mejor para ustedes. También seguimos atendiendo nuestra mano por el futuro proyecto, desarrollar y solidaridad por el futuro. Gracias, el Ayuntamiento de Zaragoza, viva España y gracias por todo. Un abrazo por el equipo del Ayuntamiento de Zaragoza. Un abrazo muy fuerte, gracias. si commencement bi ñu ñëw lëkkaloo woon ak ICP bi doon liggéey si projet bi ak association bi ànd seeg mairie bi ak CDS bi ak ñëpp wax dëgg yàlla liñ ñu diggoon boobu ba léegi def nañ ba def lu ko ëpp sax ñu si wane suñu mbégte bu rëy di leen wax ni encore une fois seen association boobu ñoom ñoo xam liñ bëgg si région de Louga de façon générale yàlla nañ ko yàlla defal poste bi wax dëgg yàlla xar kanam bi changé na bu baax a baax ndax comme sànq ni ko infirmier bi waxee poste boo xam ne ni ñu ngi ko tabaxoon depuis les années 80 ba léegi yàgg na xar kanam bi demoon na ba màggat donc seen loxo daal feeñ na fi bu baax a baax di leen tàllal loxo encore une fois ñu yaakaar ni collaboration bi di yem fii ndax poste bi soxla na lu jëm si wàllu jumtukaayu xarala yu bees yi lu jëm si wàllu nu mu tuddati ay équipement sanitaire ak yeneen ay ladak ay jumtukaay yoo xam ne nii mooy dimbale way kër docteur yi fi nekk ak yeneen yoo xam ni sax si biir commune bi donc association bi daal duñ def lu dul di ko ñaanal yàlla di wax ni kontaan nañ si ñoom bu baax a baax communauté bi yeewoo si Gandé yëpp kontaan nañ si ñoom merci beaucoup. ñun jigéenu Gandé dañuy rafetlu rek li nga xam ne seeni léegi Modou Espagne yi nga xam ne ñu ngi lëkkaloo waa Gandé liggéey dañ ko fi
rafetlu nañ ko lool ndax man bu ma yeboo ma ne fii maa fi jiitu ci ku fi yëngutu ci santé ndax 87 laa fi ñëw ba léegi waaye nag man li ñu gis fii ñun jigéenu Gandé wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko lool ndaxte lii ñun dañoo amoon problème boo xam ne si ne jigéen ñi bu ñu ñëwee fan la ñuy toog ba nga xam ne si ne ba seen rang yi egsi wala xale yi ñàkku ba ñu egsi dañoo amoon problème boobu waaye tey moom macha allah lu ñuy def lu dul ñaanal leen rek yéen association bi nga xam ne si ne yéen ngi lëkkaloo ko waa Gandé association Espagne di lëkkaloo waa Gandé lu ñuy def rek lu dul ñaanal leen di leen tàllalaal loxo ba nga xam ne si ne léegi ba nga xam ne seen dina fi ëpp di leen ñaanal ci kaw si kanam rek jërëjëf. du ñu def lu dul gërëm projet bi nga xamante ni ñëw na ci waxtoom jàppale suñu poste de santé bi nga xamante ne dafa xawoon màgget poste bi dafa yàgg te kenn réhabilité wu ko woon ñu amoon ay salles yu xat ak ay salle d'accueil yu xat ak ay salle d'hospitalisation observation yu xat projet bi ñëw xool réhabilité ñu salles yi yaatalaatal ñu salle d'accueil beeg yooyu yëpp ñu leen ciy sant di leen gërëm di rafetlu liggéey bi di wane contentement di ci ñun en tant que technicien yi fiy liggéeyee personnel bi fi liggéey yëpp kontaan nañ ci cadre bi parce que cadre bi changé na bu baax ñu ngi nekk à l'aise ni ñuy liggéeyee te loolu lañ bëggoon te tam population bi nga xamante ni muy patient yi ñëw fii clients yi di ñëw di solliciter service bi tamit ñoom tamit gis nañ yaatu gis nañ féexaay gis nañ rafetaay gis nañ ni xarkanamu dispensaire bi ak ni mu meloon changé na bu baax daal ñoom ñëpp ñu ngi koy rafetlu un an ku fiy jaar ku nekk yaa ngi tàccu yaa ngi rafetlu li projet bi liggéey fii daal di sant di leen gërëm ci liggéey bu rafet bi ñu defal di ñaan yàlla gën ñu boole ak ñoom ba ñu defaral yeneen ak yeneen daal voilà jërëjëf. waaw tey ni mu ko gisee mooy mbégte bu rëy lañ ci parce que ba seete par rapport ak ni mu meloon surtout nag béréb fi ñu nekk nii ndax ba njëkk def nekkoon béréb bu xat te dèjà yaatal nañ ko ba mu yaatu te génn méngoo ko jamono ndax bu seete fii def xatoon mais yaatal nañ ko ba mën a jël personnel yu bëri ndax bu seetee comme bu dee ba nawet bu njëkk ñi ci bëri duñ doon keec fii bu demoon ba nit ñi population bëri ñi war a faju bëri suba duñ mën keec ci biir salle bi tey nag mën a jël lu bëri kon ñu ngi am mbégte bu rëy ci côté boobu ndax association bi vraiment li mu def lu am solo la ndax ñun ñoo ko waroon def aussi mais comme que ñëw na jiitu jàppale nañ si kon ñu ngi leen sant bu baax di leen remercier ci côté boobu. waaw logement itam buñ sañoon ñu gën ko yokk ba mu gën a yaatu ndax ba seetee fii période bi xaw na xati ci docteur yi bu ñu mënoon am logement yi gën a yaatu daal ñëpp mën ci jot daal dana gën a baax. te aussi maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm ndax vraiment kontaan nañ ci seen liggéey. ndax Modou yi fekk nañ béréb bi mu nekk béréb bu xaw tumuranke ci jumtukaay léegi mu yokk ko ba mu gën a yoot kon ñu ngi leen sant bu baax ci côté boobu di ñaan ngeen gën ni jàppale ci côté boobu ndax mu liggéey bi ngeen méngoo ko jamono. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Iway wer gi yaram ne leen wer iway wer gi yaram ci way wer ca ngay tale bàyyeeku. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Suma tante ji nekk kaw ga tante ji nekk kaw ga tétanos daanel ko daa gaañu woon nak ileer jël suuf taf ca góom ga. Mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. Bonjour, comment ça va et comment va la santé?
ngeen aar seen bakkan ci jàngoro yi dee leen aar seen bakkan ci jàngoro yi dee leen aar seen njaboot ci jàngoro yi dañoo bare feebaru sida tuberculose tétanos bilharziose parasitos dañoo bare mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Jigéen wi wérul toppatoo war na ca. Jigéen wi wérul toppatoo war na ca. Doom ju juddoo toppatoo war na ca.